Salam alaikum Pikini Production, salam alaikum à ñëpp ñuy seetaan Pikini Production. Donc man la Mame Awa Diouf maa ngi dëkk Paris France et tey maa ngi def ak yéen benn vidéo pour waxtaan ci mbirum Covid-19 muy coronavirus bu génn ci fin d'année 2019 jàpp daal depuis début d'année 2020 bi nga xamante ni moo ngi lëmbe àdduna bi dëkk yëpp presque dëkk yëpp ci àdduna bi ñu ngi jànkonteel virus boobu. lu tax tey ma ci waxtaan parce que man mii nga ni gis jotoon naa am coronavirus waaye tey alhamdulilah yàlla def na ni tane naa bu baax maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi féex. Donc naka laa commencé jàngoro bi naka la commencé ñëw si man dama toog commencé am bopp buy metti commencé am ay courbature maanaam yaram buy metti trop bu nga xamante ni musuma ko am sax yaram buy metti baat buy metti comme début angine booy wan na muy metti ba pare ngay sentir am na benn gêne bu nekk sa baat ak fièvre yaram bu tàng loolu teg si tamit biir buy daw ak li ci gën a metti mooy sëkkët bu metti ak perte goût mooy lamine bu safatul dara ba tey jii nii sax entre parenthèses tane naa waaye goût bi ñëwagul ba tey. Donc bi ma amee symptômes yooyu bu mu commencé ñëw ma commencé sëkkët su metti si la ñu woowee waa SAMU parce que fii depuis bi virus bi commencé jéggi dayo parce que ñëpp xam nañ ni France jamono ji sunu nombre de cas yi bëri na trop nombre de décès yi bëri na trop dem nañ ba hôpitaux yi instant yi amatuñu place instant yi jaaxle nañu parce que ñi feebar bëri nañ. Donc jamono ji France boo feebaree doo sax dem hôpital boo feebaree dañ naan nga woote sa médecin bi lay suivre sa médecin traitant ki la tàmm suivre moom mu jox la ay directives mu wax ak yow wax la loo war a jël. Il faut savoir que jamono ji France cas yi bëri bu nga xamante ni ñu nga xamante ni feebar nañ ba ñu hospitaliser leen ñooñu la ñuy defal test instant yi mënatuñu tester ñëpp parce que nit ñi feebar dafa bëri donc mënatuñu tester ñëpp. Donc man loolu bi ma commencé am ay symptômes génnuma dew ma hôpital parce que boo génnee dem hôpital yaa ngi di nga dugg ci transport yi di nga risque di nga wàll ñeneen di nga dem ci médecin bi fekk ko fi mu toog nga wàll fa nga bàyyi fa virus bi dafa gaaw a wàlle. Donc dama woo bi ma woowee sama médecin fii lan la lay wax dañ naan la ngay naan paracétamol kese nga mën a naan pour mu wàññi fièvre bi wàññi mettitu bopp bi ak wàññi courbature bi parce que amagul traitement. Donc loolu bi ma dalee tant que demoo ba am feebar bi genre nga egg ci cas sévère mooy dem nga ba mënatoo nooyi boo toogee nii defoo dara sax da ngay am ay difficulté pour nooyi mel ni kuy am crise asthme ñoom duñ la jël. Donc man bi ma demee ba toog di sëkkat bon toog naa ay quelques jours toog naa au moins 8 jours wala une semaine yu nga xamante ni sama kër laa toog di naan ay Doliprane essayé nañ ma jox sirop pour sëkkat mais jàllul. Bi ma demee ba sëkkat bi commencé ma sonal si lañu woo SAMU léegi fii SAMU boo leen woowee dañ lay poser ay questions yu bëri mais xam nañ ni mënuñu jël ñëpp ñoom comme xam nañ ni mënuñu jël ñëpp dañuy xool yow ndax amoo ay feebar yu nga xamante ni mun na tax coronavirus bi indi na ay complications comme diabète comme hypertension comme ñu asthme comme ñu am ay feebar comme ay cancer comme ñu am ay feebar comme sida ñu nga xamante ni seen système immunitaire mënatul xeex benn virus. Donc man biñ ma woowee ba gis ne que man dama nekk ku nga xamante ni dama am hypertension et amoon na dañuy jàpp ni que yow personne à risque nga ñoom lan lañ tuddee personne à risque mooy ku nga xamante ni am nga feebar bu nga xamante ni bis boo amee coronavirus bi mun na la indil ay complications. Donc ñoom nan la ñuy def buñ la inscrire dañuy inscrire sa tour chaque jour nga dugg ci application bi remplir wax lan ngay yëg sa yaram chaque jour comme ça ñoom par distance mun nañ la suivre xool ndax yaa ngi dem état bu gën a compliqué ndax complication yi mu ngi ñëw wala ndax yaa ngi tane wala ndax sa état mu ngi stabilisé wu. Donc début bi
noonu lañ doon nekkee chaque jour ma dugg ci application bi dañ lay laaj sa température dañ lay laaj loo yëg sa yaram say courbature ñaata battement cardiaque ngay am dañ lay laaj ndax yaa ngi commencé di apat boo defee benn effort bu ndaw jug tuuti loo mënti def da ngay def effort bu ndaw ñoom loolu pour ñu yóbbu la loolu la il faut nga egg stade bu nga xamante ni daal maanaam stade bi critique na ko pour ñu jël la yóbbu la parce que hôpitaux yi fees nañ donc man ma toog ba benn instant bu nga xamante ni lépp lu ndaw loo mënti def da ngay apat da ngay sonn mel ni dangaa daw lu yàgg wala dem ba su may sëkkat dinaa sëkkat ba guddi gi damay sëkkat ba damay obligé jug toog pour mën a nooyi waat parce que da ngay sëkkat ba dootoo mën nooyi da ngay sëkkat ba fatt bi ma demee ba egg stade boobu sangu booy pour dem sangu sax da ngay nekk di xiixat da ngay sonn lu ndaw loo def da ngay sonn et di nga toog ay quelques minutes pour récupérer si lañ woowaat SAMU pour ñu ñëw jël si ma boobu nag si la ñuy doog a ñëw première fois bi ma wootee ñëwuñu dañu wax téléphone rek ni ñu ok dinañ la suivre à distance deuxième fois bi la ñuy soog a ñëw sama kër bi ñu ñëwee sama kër yore seen machine dañ lay defal test et tout xool ni ma waaw effectivement am nga problème pour noyyi mais sa problème pour noyyi grave bu nga xamante ni war nañ laa mën a jël yóbbul hôpital parce que boo sëkkatee yaa ngi apat dëgg la boo sonnee yaa ngi boo sëkkatee yaa ngi apat guddi peut-être di nga sëkkat ba jug parce que yaa ngi fatt mënatoo nooy mais boo demee ba toog boo toogee defoo dara di nga mën a nooy correctement donc pour ñoom eggagoo cas grave bu nga xam ne war nañ laa jël yóbbul hôpital et puis ñu expliquer ma ni ma comme sama cas nekkagul cas sévère boobu ma toog sama kër mooy tane parce que boo demee hôpital maladie bari nañ fa ba surcharge virale ngay mujj am maanaam yow virus bi bu nekkoon as tuut si yow nga dem hôpital ñi feebar ñëpp nekk fa yow affaire bi mun na yokk si sa yaram bi virus bi mun na yokkaat yokku ba gën laa indil ay complications donc nga toog sa kër moo tane si lañ xoolee ni waaw mais mun nga woo sa médecin traitant nga xoolaat ko ngeen jéem a xool noonu leen di def lan la mën a jox après c'est là woowaat sama médecin parce que ma gis ni kat sëkkat bi tanewul sama médecin ni ma d'accord instant bi nii sëkkat bi mu ngi commencé metti yaa ngi sëkkat sa dënn bi mu ngi siffler comme ku am asthme ba pare yaa ngi am douleur si dënn bi douleur bu nga xamante ni booy ëbbali sax genre sa dënn bi dafay metti da ngay mel ni dafa am lu tag sa dënn bi comme sa dënn bu rëccee daal léegi bu ñu defee loolu mu ne ma naa def rajo pour xool ndax amul infection pulmonaire bi ma defee rajo si lañ gis ni que voilà infection pulmonaire laa amee si lañ ma joxee ay antibiotiques donc si lay soog a am traitement depuis bi ma feebaree ba noonu si lay soog a am traitement fii traitement bi il faut nga dem hôpital pour ñu jox la traitement bi ma demee ba ñu gis ni que am naa infection pulmonaire si lañ may joog a jox traitement jox ma ay antibiotiques yi nga xamante ni naan naa ko si laa commencé tane tey jii nii nee naa tane naa mais du ma wax ni wér naa carrément parce que virus bi kenn xamu ko comme virus bu bees la nit ñi xamaguñu ko xamuñu nan lay doxalee te instant bi nii defuma test pour bu may wan ni que affaire bi génn na sama yaram donc xawma mais tane naa bu baax symptômes yi dem na li ma doon yëg sama yaram wàññeeku na dem na mais du ma ni wér naa parce que chaque jour ñu découvrir lu bees ci virus bi donc loolu la affaire bi noonu la demee bi ma yégee nag ni feebar naa stressé wu ma pertuma samay moyens je suis toujours restée positive dama jàpp sama xel rek ni feebar la comme yeneen feebar yi tey jii da nga naan da ngaa feebar comme da ngaa grippe parce que voilà lu ñu war a wax mooy jàngoro ji bëri na ñu muy rey bëri na ñu muy sonal mais dañu war a xam ne ni que 80% wala 85% loolu la ñuy def études yi wax ñi ko nar a développé ñi ko nar a am dinañ wéral seen bopp sans soxla dem ci médecin wala sans soxla ñu hospitaliser leen donc da ngay jàpp ni comme benn grippe la rek fi mu nekk nii tey ku grippe da ngay toog sa kër ba tane mais du tax ñu néewal feebar bi du tax ñu néewal jàngoro bi parce que jàngoro bi li ci gën a garaaw mooy dafay sonal ñu nga xam ne am nañ yenn feebar yi comme ni nga koy waxee hypertension diabète obésité surpoids maanaam ñu nga xamante ni dañoo am yaram bu bëri asthme ñi am yenn feebar yi daf leen di sonal parce que jàngoro bi daf lay sonal feebar bi daf lay sonal maa ngi dégg yàgg naa dégg Sénégal ñu naan feebar bi comme grippe feebar bi comme sibiru dama naan da ngay jël grippe ak sibiru nga boole ko nga yokk si loolu mooy feebar bi parce que feebar bi daf lay sonal bu nga xamante ni
maanaam sonal bu jéggi dayu daal. léegi bi ma ko man bi may soog a yëg ne damaa feebar teelu ma ko wax samay waajur parce que man kese maa nekk fii teelu ma ko wax samay waajur yi nga xam ne ñoo ngi Sénégal parce que xam naa ni déjà waajur doom dafa sax ci xolam boo leen waxee ni da nga feebar tey dañuy stressé te bu ñu stressé duñu mën dara ci yow et surtout dinañ stressé par le fait que dañ naan la mais lan moo tax nga feebar yóbbuwuñ la hôpital ba tey te xamuñu ne que nga bañ a dem hôpital jamono ji fi ñu toll France bu sa cas critiqueagul ba mun a toog nooyi nga toog sa kër moo gën pour yow ko nga dem hôpital parce que hôpital ñi fa feebar bëri na surcharge virale bi bëri na donc nga dem fa sax xëy na mun na gën a yokk sa feebar. bi waa Samy yu ñëwee ak seen ambulance loolu lañ ma expliqué loolu lañ ma wax xool ni ma eggagoo stade boobu donc ñu dem man stressé wu ma nag et puis surtout jàppeewu ma ko lu nga xam ne dama ko war a nëbbu wala parce que feebar bu nga xamante ne la jombul kenn mag mun na ko am ndaw mun na ko am jigéen mun na ko am góor mun na ko am ku yor xaalis mun na ko am ku ñàkk yor xaalis mun na ko am de toutes les façons gis nañ ko ci àddina bi ay star yu mag am nañ ko ay sportif yu mag am nañ ko ay jabaru président ay président peut-être am nañ ko donc du feebar bu nga xamante ne da nga ko war a rus du feebar bu nga xamante ne da nga ko war a nëbb loolu lañ war a def jamono jii mooy ñu respecter consignes yi ñu jox c'est-à-dire consignes yi mooy di raxasu ñu génn juste bu fekkee ni mënut ñàkk c'est-à-dire génn bu nga xam ne bu fekkee yow da nga war a liggéey mënoo toog liggéeyee sa kër génn parce que da nga am malade boo war a yóbbu génn parce que da nga war a dem jënd loo leen lekkee waaw yooyu nañ génn que pour lu am fulla lu nga xamante ni mun na xaar ba après ñu arrêté ko distanciation sociale aussi rassemblement booloo mumbaay génn seetante bi metti na mais pour virus bi mën a génn il faut que ñu respecter loolu parce que virus bi doxul ñun ñoo koy transmettre virus bi day nekk fi muy nekk mais tant que ñoo ngi demalante di dugalante virus bi du arrêté dañuy dem di dugalante di ko transmettre te virus bi li ci graaw mooy mun nga ko yor toog 14 jours fukki fan ak ñeent yu nga xamante ni doo am benn symptôme dara du feeñ doo am dara lu lay wane que da nga feebar mais yow yore nga virus bi te yaa ngi wàll ñeneen ak ñeneen ak ñeneen moo tax ñu naan ñu nañ toog moo tax ñu naan ñu bu ñu def dara ñun fii France jamono ji tey ñëpp seen kër lañ toog ñëpp man ça doit faire 3 semaines ak lu ko teg presque 1 mois génn ma sama kër ñëpp a ngi toog ñëpp a ngi essayer toog parce que bu ñu toogee le virus bi lañ koy mën a xeex mais sinon virus bi mënuñu ci moom dara virus bi demul ñun ñoo koy transporter bu ñuy dugalante ñoo koy transporter te benn nit bu nekk bu am virus bi mun na ko transmettre plusieurs personnes te la ñu war a xam mooy virus bi du ñëpp ñu ko am ñoom ñooy feebar am na ñu nga xamante ni dañuy am virus bi ak ñoom mais seen bopp du métti duñu am fièvre duñu am benn signe bu lay wane ne que feebar na te dañuy continuer di dem ci biir nit ñi di continuer di wàll nit ñi donc pour nañ xalaat nit ñi nga xamante ni nar nañ am virus bi du leen def dara mais nañ xalaat ñu nga xamante ni dañoo am ay feebar déjà comme diabète hypertension mag ñi nga xamante ni feebar bi buñ leen jàppee mën na leen indil ay yeneen conséquences mën na leen indil loraange et surtout li may ñaan sunu mbokk yi sama mbokk yi mooy feebar bi jarul nëpp feebar bi du feebar bu ñu war a ruus feebar bi du feebaru gàcce ndaxte jombul kenn looloo tax man ma siy waxtaan tey jii wax dal na ma tane naa tey jii ku ci am ay symptômes ku ci am ay jàngoro bul génn bul dem di jël bus wala dem hôpital parce que génn bi ngay génn di nga am yaa ngi risqué walla ñeneen wooteel ñi nga war a woote mbaa xam ndax numéro vert bi la mbaa xam ndax Samy bi la mbaa xam ndax beneen numéro ñoom ñu xool wax la lan nga war a def ndax dañ lay ñëw jël si wala dañ lay yóbbu amul rusukaay feebar bi jombul kenn mun nga bañ a génn toog sa kër nit ñëw sa kër indil la feebar bi comme mun nga génn en un laps de temps nga am feebar bi instant bi daal loolu la amoon pour joxe comme message ma bëggoon ñun ñëpp ñu jàppale te lii yëpp buñ ko defee suñu bopp la ñuy dimbale mais surtout médecin yi ak corps médical bi nga xamante ni ñu ngi liggéey ñu ngi def seen kéem kattan pour jàppale ñu ci situation bi donc nañ ñëpp nañ toog suñu kër nañu wàññi déplacement yi nañu génn que quand c'est nécessaire
nañu jàppalante et nañu waxtaanante sottante xalaat ci feebar bi ñi ci jotul ñu jot leen ñu leeralal leen expliquer leen ngir ñu mën a xeex Covid-19 di coronavirus bu bees bi génn ci année yi. maa ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp di ñaan yàlla yal na ñu yàlla yokk sutura yal na ñu yàlla dimbali te yal na ñu yàlla jàppale dindil ñu jàngoro ji nii balaa ci bu gaaw asalaamaaleykum.